أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokki julli ci mbokk taalibe yi mbokk yi ñi teewlu ci al madrasatul khadimiya TV ñu dellusiwaat rek sauf fi nga xam ne fa lañu yamoon te mooy waroon leen a présenter ñaar ñi nga xam ne jukki nañ ko ci école Bagdad bi te mooy Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi ci wàllu mathématique ak ki ñu naan Ibn al-Haytham moom ci wàllu optique ak astronomie. Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi mi nga xam ne tuuram tey moo ñu jox algorithme di ab procédure de calcul bu efficace par rapport ak ancienne méthode yi fi nekkoon. baatu algorithme mu ngi bawoo ci al-Khawarizmi ñu latiniser ko algorithmos ginnaaw gi ñu franciser ko tubaabal ko mu def algorithme boobu moo siiw. Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi boroom xam-xam la woon bu mag doon liggéey ci wetu al-Mamun xalifa bi ci baytil hikma ci 9e siècle ca Bagdad. moom moo liggéey xam-xam biñ naan algèbre. baatu algèbre mi ngi jógee ci tuuru téereem bi nga xam ni moom la def te muy kitaabal aljabir almuqabbala lu tax mu taalif ko téere boobu xanaa bëggoon jàppandal xeet wi ci yenn calcul yu compliqué yi comme échanges commerciaux yi jënd ak njaay ak mesure arpentage yi mooy xadd yenn bâtiment yu xaw a compliqué yi comme tata yi sato yeeg yooyu ba ci jafe-jafe yi nga xam ni yenn saa yi dina am ci miraas mooy ay équation yuy répondre ay règles générales par exemple duñu waxee ni benn tool bu carré ñu dolli ci yaatuwaayu pàkk bi fukki yoon genn wet gi muy laaj loolu du toll ak fanweer ak juróom-ñeenti dërëm ñaata mètre mooy doon rëddu tool bi mooy périmètre bi ak ñaata mètre mooy doon tàllalu genn wet gi nga xam ni moom lañ ci dolli. al-Khawarizmi problème boobu da koy def équation maanaam équation bii la koy def x au carré plus 10x égale 39 mooy li tolloog maanaam problème bi mooy x au carré plus 10x 39 mooy li mu wax ni muy tolloog fanweer ak juróom-ñeenti dërëm. x mooy liñ xamul x au carré mooy ñaareelu biñ xamul maanaam yaatuwaayu tool bi duñ ci dollee fukki yoon genn wet gi. loolu nag x bi nga xam ne inconnu la ay x au carré bi nga xam ni tamit inconnu mooy deuxième inconnu bi. léegi genn wet gi dañ ciy dolli 5 genn gi ñu dolli 5 muy 10 kon 5 fois 5 day taxawee 25 kon 25 plus 39 64 lay doon tax 64 mooy 8 fois 8 kon 39 plus 25 égale 8 fois 8 kon duñ jëlaatee x bi kon day doon 5 plus x égale 8 x égale 8 moins 5 x égale 3 kon gis nga ni mu simple ni mu ko résoudre. démarche bi nag c'est l'algèbre en train de naître. al-Khawarizmi moo ko sos moo ko inventé. mbir mi ci am te mooy def gi al-Khawarizmi def muy benn théorie générale bu xam ni day répondre tout problème. exemple du ñuy def équation bu xam ni pavage étoilé maanaam yi am ci jumaa yeeg yooyu comme jumaay Tuubaa doo ko seetloo di nga ko gis. pavage boobu pour nga respecter mesures yi équation bi mooy tax mu gën a simple mooy z à la puissance 10 mooy i égale 0. comme par exemple yenn saa buntu jàkka yi wala buntu palais arabe yi xocc buñ damm maanaam arc brisé équation bi koy résoudre y la égale z au cube plus x z. équation de Lelych x égale sinus de t y égale cosinus de t z égale t. algèbre bi al-Khawarizmi inventé tey mi ngi intervenir ci domaine yu bari comme arithmétique géométrique ba ci science de pointe yi nga xam ne comme astronomie spatiale wala astronomie ñi nga xam ne ñooy dem ci weer rek yooyu
ndax dafa mel ni day tolloog aaya bi nga xam ne yàlla dafa waxoon ni yéen mboole yaa ma'shara jinni wal insi yéen mboolem jinne yi ak nit ñi doo leen mën a dem ci asamaan yi wala ngeen bënn profondeur yi lu dul da ngeen am ilaa bi sultaan yi maanaam lu dul da ngeen am sukkandikaay waaye sukkandikaay boobu mën nañ wax ne algèbre algorithme moo kii ndax moo dem ba jur technologie te technologie moo yóbbu nit ci kaw weer wi moo tamit tax nit di bënn montagne yi di gën a dugg fu gën a xóot ci suuf si kooku mooy Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi ki ci topp te mooy ibn al-Haytham moom la ñuy woowee ñaareelu Ptolémée mi gane àdduna ca Basora ci 11e siècle mathématicien la woon physicien astronome waaye ci optique lañ ko gën a xamee moom dañuy naan xam-xam bu mu abordé rek da ciy indi révolution comme optique mooy ki njëkk a dàq ni mooy ki njëkk a dàq li grec gi waxoon ci wàllu lumière ak gis ñaari branche yooyu mooy lumière ak vision grec yi dañ ko boole woon ci benn xam-xam waaye Ibn al-Haytham moo ko séparé moo ko tàqale ni mu ko defee nag lu simple la dafa wax ni nekku ni lumière bi mooy génn ci bët bi di leeral bët bi di gis waaye lumière ci biti lay jógee dugg ci bët bi door a gis maanaam noonu la ko réglé waaye tamit dafa wax ni pour ñu mën a xam lumière ak bët intervention yi am ci biir ba vision di mën a am faw ñu expérimenter ko maanaam ñu def benn expérimentation maanaam géométriser ko maanaam def ay schéma xool xam bët bi anatomie bi nga xam ne am na ko loolu tamit bokk na ci ñi ko njëkk a def te ne lu dul loolu maanaam xam-xam du mën a judd ci wàllu googu bokk na ci tamit ñi révolutionner astronomie maanaam ilmul falak mooy xam-xamu doxinu weer week doxinu jant week yu xeet yooyu avant Ptolémée civilisation yëpp doon nañ xool ak di maanaam di saytu doxinu biddiw yi ak weer wi ak jant bi jàppoon aussi ni sunu àdduna bi mooy centre du galaxie maanaam mooy centre du galaxie égyptien yi hindu yi maya yi foogoon nañ tamit àdduna bi dafa tàpp ndar maanaam dafa tàpp ndar comme palaat asamaan si doon benn wërngal këpp maanaam doon lu mel ni benn leget wër ko di daw boobu nag mooy jur guddi ak bëccëg yi ci 6e siècle avant Jésus-Christ la grec yi avant Jésus-Christ la grec yi xam ni àdduna bi dafa rond maanaam dafa rond Ptolémée mi nga xam ni ñëw na ci 2e siècle bi avant Jésus-Christ moom moo couronné li nga xam ni mooy l'astronomie hellénistique maanaam mooy njumbaxtal bi ndax ginnaaw moom ku ñëw da nga kaa commenté waaye indiwoo lu bees da nga commenté li fi Ptolémée indoon schéma yi nga xam ni def na ko ndax moom Ptolémée dafa def synthèse ci lépp li nga xam ni avant moom waxoon nañ ko waaye tamit mu indi lu xam ni kenn mësu ko wax ginnaawam nag keneen waxatul dara modèle Ptolémée bi moo doon lu xam ni ñëpp moom lañ jëlaat di ko jéem a sara di ko jéem a commenté te modèle Ptolémée bi mooy lan Ptolémée dafa wax ni la terre est ronde et immobile au centre de l'univers. Autour d'elle pivote la toile du ciel avec des étoiles fixes les unes aux autres, à l'exception de certains objets célestes qui évoluent suivant une trajectoire. maanaam Ptolémée li mu wax mooy adduna bi dafa rond waaye nag dafa taxaw doxul comme léegi nañ ko xamee nii doxul adduna bi tamit moo nekk ci digg univers bi moo nekk ci digg alam bi léegi ci li ko wër mu am ay biddiw yu ko wër yu xam ni ñoom dañoo tapp ci lu mel ni benn darab bu xam ne dañ cee def ay biddiw darab yu boobu nag moom mooy wëndeelu moo waral ñuy gis biddiw yi di daw waaye nekkul adduna bi mooy daw waaye nag am na yeneen i yëf-yëfaan lu mel ni ay objets célestes noonu la ko tuddee xam naa mooy yeneen alam yeeg yooyu neen yooyu nag moom am nañ dañuy daw waaye du ñuy daw topp benn trajectoire
xam nañ tey ni lii lépp amul suuf si ak weer wi ak yeneen planète yi nga xam ni moom la mag ñi doon wax juróom-ñaari dañuy daw ci ay yoon di wër maanaam di mel ni luy tawaaf jant bi maanaam loolu incohérence bi nga xam ni amoon na ci modèle Ptolémée bi ba tax arab yi corriger ko yokk ci ay figure maanaam ci schéma bi yokk ci ay figure yegg nañ ci ba mën a xam sax fan lay planète Mars di nekk le 5 mars loolu arab yi dem nañ ba yegg fa te ñi ko révolutionné bokk nañ ci ki naan Ibn al-Haytham kon ñaar ñooñu lañ leen indiloon tey incha allah di jeexal tey suñu école de Bagdad incha allah suñu épisode yi di ñëw dinañ dugg ci fi nga xam ni mooy Andalousie te mooy Tolède Cordoue maanaam fi nga xam ni mooy Espagne jamono ji fi l'islam duggee ak révolution bi nga xam ni indi nañ ko ci xam-xam dem bay concurrence ak Bagdad ci wàllu xam-xam kon fii la ñuy am ñoo ngi ziar ñëpp di sant yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu